16h ba tey ñu ngi toog di xaar ñu ne Hyacinthe ñun la ak yow ba fajar yaakaar naa loolu am na lu mu signifié moom bu ko fi liggéeyoo loolu xam naa du ko am waaye ki ñu doon xaar yegsi na ki nga xam ne ñu moom la ñu wóolu ngir changer la commune de Sindia wax naa leen ko sànq position bii commune Sindia nekk tey jii neexul kenn donc loolu moo poussé li nga xam ne moom la ñuy wax la grande coalition ànd wàllu suñu gox boo déggee wàllu nag mooy secours ñëw secours nit ñi parce que nit ñi lott nañu sonn nañu donc DG defoon nañu sànq séance de présentation les membres de la coalition commencé woon nañu allocution yi ba dugg sax ci programme bi expliquer nit ñi ni nga xam ne jot nga ko defagum te joxaguñ la dara ñoom ñu bëgg ci kontaan ci bu baax a baax di la ñaanal ñoom nee nañu le 23 rek moom la ñu xaar moo leen téye mais yow yaa ngi mairie ba pare incha allah yal na yàlla def loolu. Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur le directeur général Petersen Holding, docteur Mamadou Faye. Bonsoir, président Hyacinthe Sène. Bonsoir, monsieur Diaoy Diallo. Par ma voix, l'amicale des élèves et étudiants ressortissants de Guérin remercie monsieur Hyacinthe Sène pour service rendu à l'amicale. Je m'en vais vous donner les doléances des étudiants. Les étudiants de Guérin, en particulier, et les étudiants de la commune de Sindia en général, leur principal problème est le logement. Les étudiants de Guérin n'ont pas de logement. Faute de quoi, des subventions non perçues, mais aussi, si ces subventions sont perçues, elles sont trop minimes. Donc, monsieur le DG, futur maire de la commune de Sindia, nous vous appelons une fois élus que vous augmentez les subventions de la commune qui revient aux étudiants. On nous donne une subvention de 5 millions qui est trop minime pour 12 amicales vides. Donc, vous devez, pour votre première année, à le revoir à la hausse. Et aussi, une fois que cette subvention est perçue, mais aussi elle est utilisée de manière inégalitaire, une petite portion des étudiants en bénéficient. Donc nous vous demandons de veiller à cela, à la suivi et à la bonne utilisation de la subvention. Comme il est de coutume, ce n'est pas la première fois que le président Hyacinthe Sène, je l'appelle le président parce qu'il était président de cette amicale. Il a bien servi notre amicale, il a participé, on est amical aujourd'hui. C'est grâce à cet homme Hyacinthe Sène. Raison pour laquelle je suis ici présent. Je ne pourrais pas honorer cette invitation. Déshonorer cette invitation. Il fallait que j'assiste à cela. Nous le remercions. Et ce n'est pas la première fois qu'il donne ses tickets. À chaque fois qu'il vient à l'université, il vient et il nous achète du repas hors campus. Si on mange du repas hors campus, c'est grâce à lui. Merci, merci. Je vais m'en arrêter là parce qu'il fait nuit. Merci à tout le monde. Pour dimbali étudiants rek yaa ngi encourager le développement parce que ñoom ñooy porter développement wu localité te DG Mamadou Faye dégg na seen doléance merci beaucoup dem rek maa ngi ko doon wax fële à Tignabou nee naa ren ji dama am insigne honneur d'être invité par le maire de Sandiara ci koor gi passé ñoom dañoo doon ndogu invité ma gis le maire de Sandiara wax naa leen ko sànq. Il a porté la subvention des étudiants jusqu'à 20 millions. Et nous avons au mois de juin, nous avons octobre, nous avons moment pour les étudiants qui sont là. Je suis témoin.
te DG Mamadou Faye loolu moom mooy mbébét nee na su ma ñëwee subvention étudiants yi day génn à temps donc chers étudiants nous vous tendons la main et di leen wax ne la solution est là tàccu leen ma loolu s'il vous plaît. donc sans plus tarder am nañu léegi ñu jot a ñëw bokk ci délégation bi mënuma ko ñàkk présenter mooy monsieur donc Moussa Touré bëgg naa ngeen may ko loxo bu baax a baax. L'adjoint au maire monsieur Lamé Omar Diagne mu ngi ci délégation bi ñëw na léegi donc on va introduire war naa ko sànq une dame de fer ku ñu wax Ndeye Amy Dia s'il vous plaît Ndeye Amy Dia. merci may leen ko loxo. di wax ne ñun ñëpp lañ bokk ne alhamdulilah rabbil alamin ndax boo gisee ma wax loolu tey dañoo am leader boo xamante ni moom lañ doon wër di ko xaar te leader boobu egg na tey muy DG Mamadou Faye. wëlbati bu waat ànd ak xale bi nga xamante ni xale bu dëggu la ku am jom ku am fula ku gëm boppam ku dëkkam muy yaakaar ni seen moo tax ma wax loolu tey kon nag dañu ne alhamdulilah rabbil alamin ku ànd ak Yacine rek ànd kaa ku dëggu ku am fula ku am ngor ku fonk kàddu ku sàmm waxam mooy ci Yacine tey waaw ndax nee nañ kuy ràññi la wax bu amee tax si dugal la si ndax Yacine lu mu am mu néew mu bëri mu ngi koy bokk ak waa dëkk bi mu ngi koy bokk ak waa gox bi ndax Yacine mu ngi jàppale mu ngi soutenir ñun mooy fan ñi taxaw fii tey di wax tey yii suñu waa groupe bi kenn ku ci nekk jox na la 100 000 francs yoo xamante ni dañ ñu koo jàppale te yàlla rek tax kon nag dañuy wax ne Yacine moo nekk xale boo xamante ni dafa suur démb tey soog a ñëw DG Mamadou Faye mooy DG bi nga xamante ni mar naan du ko tax a naan petit bu robinet ubbee mu rus waaw kon nag ñu ngi leen di ñaan yéen suñu mbokku jigéen ñi ak yéen jeunes yi xale yu góor yi yéen ñëpp ñu ngi leen di ñaan le 23 janvier incha allah rabi ngeen jàppale DG jàppale Yacine te yàlla rek tax ndax ñooñu su leen leen jàppale seen bopp ngeen di jàppale kon nag ñu ngi leen di ñaan kenn ku si nekk rek nga jàppale ñu te yàlla rek tax waaw bu loolu weesoo ñun ñëpp dañuy jooy benn kàddu bi la dëkk boo dem tey fii ba Dinaamul gox goxaan yi ndaw yëpp tey la ñuy jooy benn nit bi rek la ñuy jooy foofu bokk rek foo koy nit ndax ndox mi moom la ñëpp di jooy ñun moom la ñuy jooy ñeneen ñi ñoo la ñuy jooy ñeneen ak ñeneen ñi ñoo la ñuy jooy suñu doom yi aussi suñu xëyee war a ñaan bi war a dugg 8 heures dinañ ci toog ba ay 9 heures 9 heures et demi lu ko waral ñàkk oto transport bu leen di yóbbu te loolu tamit ñetti la vraiment marché tamit bokk na ci li nga xamante ni manqué nañ ko ak leneen ak leneen li nga xamante ni mënu maa la ko sax di wax lépp lu ko bëgg a wax tey mënu ma ko wax nag affaire bi dafa guddi yéen ñëpp nag maa ngi leen di ñaanal yàlla bu keroog le 23 janvier jotee ngeen jàppale ñu jàppale Yacine te yàlla rek tax yàlla may ñu dam wasalaam. merci beaucoup yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant di leen ñaanal kenn ku nekk tànk bi la fiy dugal ci jàmm yal na la delloo ci jàmm ci kattanu borom man nag bon sama wax dugal Yaas tey yaa ma dugal ci waaye jar na parce que doom kenn du am doom bañ yow graw benn affaire laa lay
buga yar ay no sama grand ni moom sama jaw léegi moom moo ma yar sama ko kenn rat déjà man benn affaire donc nga bëgg wax sëñ Mamadou dafa am benn mag bu ma waxoon ne boo gisee xale muy dox te xamoo seetaan bu demee koy sori tuuti nga bugg a xam way juróom seetaan ko rek kon mag bu yàggee bu soree di nga xam xale bee di dem yar nañ ko wala yaruwul yaruñu te looloo tax nga tee yaas aussi ay xam nga ne kii ña ko yilif yar nañ leen te ñoom yaru nañu avant ñuy am doom donc bu ñu amee doom kooku dina yaru loolu moom man sama pap moo ma ko wax donc yow dese xam naa xamoo ma waaye gis naa la tey yal na la yàlla jagleel li nga bëgg man day bëgg naa ko waaye yal na ko yàlla dogal politique dafa am ay sart yi mooy déjà respect xam li ngay wax ak ki ngay waxal kan la xam fi ngay yem ci ngay politique même boo ko gañee mbaa mu gañee la sax kilifa mais nag bu subaa bu politique bi weesoo mën ngeen dajee bokkaat leneen te yal nañu yàlla defal loolu yal na la yàlla teg fa ngay seet borom bi mën na ko def lii yëpp ay doomi aadama la waa ji wax na ko léegi depuis 16 heures ñu ngi lay xaar te doo yàlla doo yoonante doomi aadama waaye nag dañ la bëgg yaakaar la te doo yàlla waaye jàpp ci waay DG um leyanon leŋ xel ne om ngari mais te fel leyino il faut ko fog dimelo me njegome top njegome ya njegome kilifa tokor rewe isawi kaɓay xa mbiya isawi budawi o kiin koy ko anda ke bugoona nda koy fato leyit de o leyange i o jegangan sarti o yaalo jegino ande o yaalo xe nda fato yalma ande o te ley ko yas mi koy xam leyong leŋ fel le a yenga rek fop a nanana tout le monde a nana xa fop yasamo yaalo ciyong ke bugoona nda attention o ɓiyo rewo bo o foxay moom o te xaar mi waagim politique xane mos mo ley saqo micro leyano politique mi man citoyen leya bu bes ba jotee man ak borom bureau waaye xam naa lu gën ci woon xam naa ko ga i ne nañ ku nekk xam nga ki la mën waaye nag doo ko wax dangay noppi rek ngay bàyyi sa poos rek am nañu wala kat ki ko wax nee nañu kenn ku ne xam nga ki la mën mais doo ko wax dangay noppi rek bu xuloo bi pare ngay xuloo ba di waay gars yi de toog leen xam nga dañ ne kii bu ñu gars yi bu ñu weesoo rek mu ndox ko parce que woo moom yàlla nga nokk gars yi waay merci beaucoup. merci beaucoup Edouard merci. waa xam ngeen ne tamit ci biir koñ bi Hyacinthe Sène dafa am li ñuy wax des amazones mu nekk ay xale yu jigéen yu ko gëm ñu ne ko Yaas foo teg sa tànk ñun foofu la parce que ñun xam nañu yow doo ñu réeral mu nekk ay jigéen yoo xam ne dañuy ànd ak moom gëm lu muy def gëm ku muy àndal ci biir ñooñu ñu mën ci retenir ku ñu wax Marie Sène moom la ñu woo mu ñëw jàkkaarloo waa Ngëriñ wax. maa ngi nuyu ñëpp maa ngi koy commencé ci bismillahi rahmaani rahim yal nañu ko yëkkale ci alhamdulilahi rabbil alamin. dégg nga Mamadou Faye ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm
li ndeyam mi wax ku ñu dagal jàmm day dagal jàmm dalal ak jàmm nuyu naa ñëpp sama yaay yee maa ngi ñaanal sama papa mi dem Barka di ko ñaanal yàlla fa mu nekk yàlla na ko gënal fi mu ne ak ñoom fa fekk ak ña ko fa fekk ñëpp yal na leen yàlla suuf sedd si seen kaw maa ngi ñaan nag yéen waa Ngëriñ ngeen ñaanaleel ma sama yaay yee yal nañu gudd fan yal na sama yaay yee yal na leen yàlla may gudd fan ak wér gu yaram bu sax daal dégg man de dafa am lu ma gëm man gëm naa ne am na lu nguur man ci dëkk waaye am na lu ñu nekk ci dëkk bi lu ñu man ci seen dëkk du lépp la ñu wekk nguur lu ñëw ñu ne nguur gi déedéet daa am lu ñu war ci suñu dëkk lu ñu war ci suñu dëkk nañ koy def nguur gi bu defee li ko war ñun ñu def lu ñu war nguur gi man nguur xam nga lan laa ko sant école moom la tali bu yàqu moom la marché moom la ndox moom la hôpital moom la wante defar dëkk bi waa dëkk bi la nit bul xaar ku lay napp jën di la may da lay jàngal ni ñuy nappee bés bu amul demul géej nga demal sa bopp napp sa ndawal yow doom wante teg lépp ci nguur gi am na loo xam ne kenn du ko teg nguur man teguma sama lépp ci nguur li nga xam ne nit mënalu ko bopp ñun waa Ngëriñ ñi suñu doom ñii suñu xale góor ñii li ñu mënal suñu bopp rek la ñuy laaj ci nguur waaye li ñu mënal suñu bopp ñu ngi ci lan jigéen ñi li ñu soxlawu taaluñu loxo ñaan dañuy ñaan bu emplacement yootee ci dëkk bi ñu jot ci suñu wàll liggéey ndax dañoo tax bu liggéey parce que démb dañ ma ne waxoo waa ñuy jaay cere ñu dañuy jaay cere waa cere da ngeen di jaay cere bëgg nañu marché boo xam ne dañuy xëy def ku ci nekk loo am nga dem teg ko fa wante marché yegg sa jëkkër yi sonn nañ ci nag te li jigéen ñi di yor dong la ñuy yor jox leen ñu marché ñu dem jaayi waa ñi ci dem marché ñëw dugg marché yegg sa jëkkër ne ñu sonn nañ ci lool may leen ñu marché may suñu xale yi nga xam ne dañuy jàngi lu ñu mën a yóbbu di leen yóbbu yaay yi sonn nañ bàyyi sonn nañ xale yi nag dañoo nag dee taay yi waaw dimbali leen ñu si loolu li ci des nag ñun ñoo ko mën a suñu bopp te dinañ ko def ku lu bëgg lu la defal nag yaa koy liggéeyal sa bopp defaral ko sa bopp du lépp la ñuy nag aj ko si nit du lépp la ñuy aj si nguur gi wante nag lu ñu waay mën a dimbali mu ñaanuñu xaalis lu ñu waay mën a dimbali si loo xamante ni liggéey lu ñuy liggéeyee la lu ñuy liggéeyee nga indil ñu ko ñu liggéey moomal suñu bopp ñun loolu la ñuy ñaan wante ñaanuñu 2000 ñaanuñu 1000 francs ñaanuñu ay 10 000 ay matériel la ñuy ñaan may leen ñu ay matériel ñu liggéeyal suñu bopp amal suñu bopp mën na demal suñu bopp wasalaam. merci Marie Sène kàddu yu am solo donc may signaler le président Mbaye Seck du Parti démocratique sénégalais mu ci coalition bi monsieur Diome Faye egsi na léegi moom tamit Baye Moussa Sène egsi na mu ngi ci délégation bi Baye Moussa Ndione egsi na léegi mu ngi ci délégation bi donc waa Ngëriñ voilà maa dugal ki ñuy wax le docteur de la COJER bëgg naa ñu taxaw 1 minute ñu seetlu parce que ñun ci politique lañu nekk am candidat boo xam ne le président de la république da ko wóolu xool leen ñaata entreprise ñoo nekk dans la commune de Sindia wala bu ñu nekkul ci commune Sindia ñu ngi ci département de Mbour am nañu Sahel ñaata cimenterie la ñu am ñaata eau minérale la ñu am nañu entreprise bu defar karaw nga xam ne mooy ravitailler Afrique de l'Ouest mais est-ce que gis ngeen doomu Sindia di ci liggéey ñi ci liggéey yëpp da ngeen di gis seen oto muy jógee Mbour wala di jógee Dakar mais doo ci gis mukk doomu Mbour te doomu Sindia on se pose la question loolu c'est pas normal ñaata carrière ñoo nekk ci commune Sindia. xam ngeen ne carrière yooyu waa Diass ñoo ciy profiteur parce que foofu la ñuy fayee seen recette Sindia amu ci dara ngeen xam ne loolu c'est pas normal parce que comme xaalis boobu mënoon na ful li ñuy wax koom-koomu commune Sindia le président Macky Sall xam ne aéroport bii di ñëw à Ndayane bu ñu xefee tuuti doomu Sindia yi dañ ciy ñàkk lu bëri comme ni ñu ñàkkee entreprise yi nga xam ne moo nekk ci localité bi
du ñu am ay formation yoo xam ne moo ñu mën a permettre ñun dugg foofu di liggéey te pourtant li tollu ci ay junni xëy ñoo fa nekk mais bu ñu xefee duñ fa am dara. Le président Macky Sall conscient de cela mu woo DG ci suuf mu ne ko bëgg naa nga dem teel ma commune Sindia ba lépp loo xam ne recette la wala avantage la ci port bi doomu Sindia mën ci gis seen bopp. mu wax ko waa Diass DG Mamadou Ndione mu wax ko waa Popenguine Charles VI kon donc kii chance la ci ñun nañu saisir chance boobu ndax opportunité yi nga xam ne moo nekk ci localité yi ñu mën ci jëriñu. mooy wax naa ko léegi le Donkin de la Cogère kooku nga xam ne moom la DG wóolu def ko tête de liste la commission chargée de la communication parce que lépp lu mu wax dafay leer te ci xamam la koy teg bëgg li nga xam ne moo mën a soxali commune Sindia ki nga xam ne moom moo tax DG bàyyi yéppam vraiment ñëw ganal si tey jii waa Ngëriñ kooku la ñuy wax Hyacinthe bëgg naa yéen ñëpp ngeen jóg accueillir seen doom bi nga xam ne moo war a jël la parole avant le DG s'il vous plaît. Merci de vous lever pour accueillir Hyacinthe s'il vous plaît. Hyacinthe Sène. Merci beaucoup. ñu ne Hyacinthe balaa nga jël parole bi bëgg naa ñu tuus fi quelques secondes rek wane sam tamit suñu cofeel ci yow mu nekk loo xam ne ñu am solo ñu may leen quelques secondes ñu wane seen cofeel ci li nga xam ne Hyacinthe mu leen koy jàppale. ñoom bëgg nañu récépissé te ñoom gis nañ ni Hyacinthe mu ngi ci xar tànk tubayam lépp loo xam ne mën na ko mu ngi ko ci def ba yàlla mën leen jàppale ñu jot ci récépissé boobu ñooñu nag ñoo taxaw bëgg a vraiment won Hyacinthe fu mu leen a toll ci ay tuus donc merci. man ma lu ngeen soxla man ne ko ay palaat mu dem Mbuur jëndal ñu juróom fukki palaat. jërëjëf encore une fois noppiwuma sax maire bi ñëw vraiment gàgganti ma ci li nga xam ne mooy réalisation yi Hyacinthe di def sans plus tarder balaa moo gën a guddi ñu jox ko parole mu saafonte ak yéen monsieur Hyacinthe Sène vous avez la parole. merci. merci Ibrahima. salaamaaleykum mbokku Ngëriñ
maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen jégalu bu wër ci xaar bu yàgg bi mais aussi di jégalu ñi nga xam ne ñu ngi ci biir kër yi di dallu ñuy yëkkite ay kàddu mais dafa fekk ne comme ni ko Ibrahima waxee sànq li ko jar rek moo ko jar parce que nag dénkaane dafa fort dénkaane juróom-ñaari at amoo ci lu la neex nga war a dénkaane waat juróomi at bu jaree fanaan fii ci bayal bi pour xool ki nga xam ne moom moo gën ci ñun defe naa war nañ fi mën a fanaan may nuyu kilifa yi ci Ngëriñ Séeréer di nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi di nuyu jigéen ñi di nuyu ndaw ñi di nuyu ñëpp di nuyu les étudiants di nuyu également toute la délégation ànd wàllu suñu gox ngeen jégal ma tey duma mën a lim parce que dafa guddi mais di nuyu nag di beral nuyoo suñu candidat muy le DG Mamadou Faye ngeen tàcc ko bu baax a baax gannaaw bi ma nuyoo ñooñu ba pare damay nag daal di doxantu ndànk fekk sama papa ki nga xam ne tey su ma taxawee fii di wax yàlla ak moom la ki nga xam ne su ma génnee ci commune bi wala ci département bi wax ñëpp naw ma gis ci man comportement ak yarin ak lu baax ba vraiment ñi may boole ci lépp muy sama papa Pierre Sène mii toog di nuyu également sama beneen pap koo xam ne yemaluma ak dara mu ngi nii toog wax na fi ay kàddu yu am solo xolam boo ko ubbee tey DG moo ci nekk te moom ci boppam dafa sol daal di ma campagnal muy sama papa Edouard John maa ngi lay gërëm dinaa gërëm koo xam ne nekku fi DG bi mu fi ñëwee keroog moo ko dalal dafa guddi moom moo tax ñëwul muy sama papa Mbisaan Sañ maa ngi koy gërëm bu baax di gërëm également sama benn papa boo xam ne mu ngi dëkk fii ci kër gi bu doon week-end dafay ñëw fekkee lii naqari na ko lool lim ko fekk Dakar parce que mu ngi dox fu ne mu ngi wax fu ne pour que DG mi nga xam ne mooy suñu candidat mu mën a jël mairie bi muy sama papa Diomaye Sarr ngeen tàcc ko bu baax sama ñooñu nag laay lim sama papa yooyu mais ci ginnaaw seeni moroom ak seeni jabar ñoom ñëpp ñu ngi tàkku wax dëgg fa yàlla di wax fi ñu war a waxee pour que DG au soir du 23 ñu mën ko fal monsieur Diouf Laurent ñëwul mais maa ngi koy nuyu moom aussi joxe na kàddoom te joxe na engagement parce que gis na ci DG loo xam ne tey gëm na ne bu toogee dina développer la commune de Sindia. À travers lui aussi nous avons le directeur de l'école Enrico muy monsieur Léopold Sarr mi nga xam ne keroog dalal na DG. kon nag ku ma lim ak ku ma limul jàpp leen ne seen doom Hyacinthe ñëw na ba seen kër jox leen loxo nuyu leen nuyu bu gën a sell te nag di leen yaakaar lépp luñ fi lim nag ci ay réalisation yoo xam ne jot naa ko def du man du keneen DG Mamadou Faye la wanne nag ci ginnaaw ñi toog ci bâche bi mënuma ko ñàkk nuyu dama fa am koo xam ne politique boolewuñu sama pap la sama xarit la daf may conseiller daf may encourager daf may gunge ci lépp loo xam ne politique la parce que moo ma ci ëpp expérience moo ma ci jiitu te yéene na ma fi mu yegg fi DG yegg fi ministre yi yegg ma yegg fa muy sama pap Ndiawoy Diallo ma bëgg ngeen tàccul ko bu baax. tey nag li ñu fiy dajale lenn kese la muy les élections locales à venir élections yi wax naa ko waxati ko def naa ak yéen réunion publique
indi naa fi DG ñu waxtaan ak yéen kon kàddu gi tey dafay gàtt lool ma leen di xamal ne seen carte gi su ngeen ko sànniwee juróomi at la leen di topp yéen a ma ne woon Thierno Diagne maa leen ko présenté en 2014 mu taxaw fii am ay doléances yu ngeen ko jox mu ne su faloo dina ko defu ci dara ngeen na ma yaas soo bëggee élection yi di ñëw ñu jàppale la demal seeti beneen mbër parce que waa ji ñi indi woon du waaja ma dem tànn ki nga xam ne moom moo gën ci gaa yi indi leen ko teg ko nag ci xam-xam teg ko ci njub teg ko aussi ci expérience mais teg ko aussi ci relation teg ko ci connexion boo xam ne am na ko dans le gouvernement à travers le président Macky Sall mais am na ko à l'extérieur à travers ses partenaires muy le DG Mamadou Faye tey su jëlee kàddu di ngeen xam ne kii programme am lu wër la lu leer la te incha allah su faloo moom lay doxe li tax ma ñemee Mamadou Faye mooy dafa xam administration ki ñuy jox Petrosen lépp luy saytu pétrole ak gaz biir Sénégal mu téye ko juróom-ñeenti at ngeen di dégg ay DG ak ay ministre yoo xam ne ñoo ngi leen di épingler di leen tuumal luubal xaalis mosoo leen dégg DG Mamadou Faye ne jël na xaalis ci biir Petrosen te mu ngi gérer ay milliards teg ko ci lu leer ñu am benn maire boo xam ne dañ ko jox budget bi sax dese na àgg milliard gis ngeen lu muy def ci dëkk bi ma jàpp ne ki nga fal walla ki nga àndal jox ko sa ndëkki mu jël ne ko fuuf nga jox ko sa añ mu war ko bokk ak yow mu ne ko fuuf jàkkaarloo ak yow naan la xaaral reer ma leen di laaj ndax kooku di ngeen ko muñal xaar reer ki jël seen ndekki ne ko fuuf jël seen añ ne ko fuuf ba pare naan leen xaar leen reer ndax di ngeen ko xaar du ngeen ko xaar parce que xam naa ne am ngeen fulla kon nag ki taxaw fii ci digg penc bi xale yi di ko xas muy okk ndong mënu fi wax projet mënu fi wax programme mënu fi wax bilan kooku wax dëgg fa yàlla nekkul ku ñu war a fal su ngeen ko joxaatee seeni carte nag as tuut li may def ci dëkk bi dootuma ko def damay dugg sama poche bokk ko ak sama papa Pierre bokk ko ak sama yaay Anne-Marie ak sama njaboot parce que li ma def ci dëkk bi xaj na ci ñoom su may def c'est pour que ngeen mën a xippi xool ngeen sóoraale seen doom yi jàngi école ngëriñ baa ngi nii fees dell seen doom yi suñu waxantee dëgg seen njàng sooxe na parce que ñii ñu ngi xëy ñii di ngotto man su ma fa jaaroon du ma yegg université bu ñu naxante yéen a ngi nii da ngeen root ba sonn kenn xamatul lu ngeen di nuroo Thierno Diagne defi fi ndox taxaw ak yéen naan leen moom moo def forage bii nga xam ne PUDC le programme président Macky Sall yéen ngeen taxaw di ko gëm ma bëgg ngeen xam li ngeen bëgg xam fi ngeen di taxaw DG Mamadou Faye ay programme am dafa leer nee na leen bu falo ñaari at njëkk li muy njëkk réglé mooy problème mu ndox pas fii ci Ngëriñ mais ci biir commune bi yëpp ba mu daj DG Mamadou Faye nee na su faloo ci première année bi waxuma la ñaari at ci première année bi mu xool li nga xam ne mooy ay manquant ci biir classe ci biir école Ngëriñ Bambara bii mu tabax leen fa équipé ko seen doom yi mën a jàng ñëpp mën a ànd dem jàng amatul xëy amatul gont DG Mamadou Faye nee na su ñëwee lii nga xam ne moom mooy district sanitaire u Ngëriñ ngeen xam ne peinture kese la ak ay mur amul matériel amul dara kenn ku ci yéen ku ci feebar da ngay jël oto dem Ngaparou dem Somone waaye loolu ay maire ñoo fa nekk ngeen di wàlliyaani dispensaire Mamadou Faye nee na bu ñëwee loolu dafay dakk parce que dispensaire bi dina ko defar équipé ko teg fa ay médecins yu qualifié DG Mamadou Faye nee na sànq bi ma toogee laa doon waxtaan ak moom étudiants yi dañ fi jaar seen subvention 5 millions la man mii étudiants yi seen amical bi bokk naa ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ko sos ak Ibrahima mii taxaw bañ koy sos juróomi étudiant kese la ñu woon
ñoo ci xar suñu tànk te tubéy ba mu taxaw ñu dem ci Thierno Diagne mi war ñu subventionné mun nañu duma leen jox parce que amu leen këyit mu yëkkati 750 000 comme ni mu koy defee jox ñu ko foog ne bu ñu ko joxee dañ koy lekk dugal ko suñu poche yi këyit bi du sotti ñu waxtaan suñu biir dem ci administration yi dugg fu ne indil ko këyit bu wër sëkk ne ko par la force nag ñuy subventionné loolu moo tax muy góorgóorlu di subventionné mais doyul juróomi million nga joxe ko ci 19 villages matoy wu dara DG Mamadou Faye nee na li Pape Diouf di def ngee ko nga xam ne chaque année day yokk subvention bi Mamadou Faye bu ñëwee yéen étudiants yi première année bi 5 millions la moom 6 millions lay démarré deuxième année 7 millions troisième année 8 millions 10 millions la jëm ak yéen. te su ma leen ko waxee ngeen war ma mën a gëm man ndongo daara DG Mamadou Faye kese la étudiants yi def naa ci lu ne amical bi def naa ci lu ne te yëkkati naa 1000 tickets jox leen ko. kon ndongo Mamadou Faye bu yëkkatee 1000 tickets di leen jox Mamadou Faye su leen diggee 6 millions 7 millions 8 millions ngeen war ko mën a gëm ñun nekk ñu di naxaate bu ñu naroon naxaate dañuy toog suñu kër yi rus naa tey mbooloo mi fi nekk ba 1h du matin bëgg a jot ñu toog di xaar déjà ma taxaw fii di leen nax loolu dama ko rus yéen jigéen yi seen financement toog ngeen juróom-ñaari at waxuma le financement mais réunion ak Thierno Diagne sax mënu leen ko am bu dul dëgg ngeen wax ma du dëgg toog ngeen juróom-ñaari at jabaru Thierno Diagne mësul ñëw fii waxtaan ak yéen fii la leen di romb ak ay kataat cheveux naturels di leen dóote kon bu bàyyi ba élection yi des 3 mois mu ñëw di leen jox xaalis 20 000 ngeen koy tàccul di ko feccal ah war ngeen xoolaat. nuyoo bi l'imam du quartier ak chef de village ak notable yëpp di jéggalu ci retard bi ñu am Guéréo dañu am colonie bu am solo bu nekk Jifeer ñu nekk suñu partenaire qui chaque année bu élection jubee da leen di jaral ñu jóge Jifeer ba Guéréo pour les élections ñu owoon ñu nag pour ñu dem seeti leen waxtaan ak ñoom bi ñu yeggee Jifeer rek fii moo xala sori te yoon wi neexul moo tax ñu tardé maa ngi jégalu ci loolu di wax ne programme bi ñu tëral je pense que wax nañu ko ay yoonu yoon mais on y revient toujours pour clarifier Ngëriñ zone Lébou il y a une forte demande au niveau de l'éducation muy CMU Ngëriñ di lycée Ngëriñ di encadrement des étudiants comme ni ñu ko waxee woon keroog ci Ngëriñ Bambara bu ñu toogee ci première année bi comme ni ko Yass waxe léegi dañuy taxaw ci CM bi rapidement mu taxaw bu laa mat 3 ans lycée bi taxaw te dañu bëgg dans cette logique promouvoir les matières scientifiques ndaxte boo xoolee Sénégal li ci ëpp ci étudiants yi lettres la ñuy def mais nous on peut faire le choix d'orienter nos enfants vers les séries scientifiques qui a un atout très important actuellement dans le développement du monde loolu moom dañu ci taxaw bu mat sëkk étudiants yi comme ni ko Yass waxee effectivement bu ñu ñëwee il y a 2 aspects non seulement dinañu leen jàppale ci seen subvention mais on va promouvoir toujours les meilleurs on va instituer des bourses pour les meilleurs étudiants surtout les étudiants des séries scientifiques Mbaye Jacques Diop Rufisque pendant des années a mené cette politique ba nga xam ne Rufisque aujourd'hui regorge de cadres de haut niveau dans tous les domaines ñun loolu lu ñu bëgg suñu commune Sindia mel noonu donc bu ñu ñëwee c'est déjà une politique à mettre en œuvre ba nga xam ne xale yi fi suñu ressource
matière grise dina nekk une qualité au Sénégal mën nañu ko te dinañu ko def incha allah. ñu wax jëm ci jigéen ñi comme ni ma koy waxee tout à l'heure dañu taxaw ci jàppale jigéen ñi dans tous les aspects. ñeenti weer yi passé dugg nañu ci dëkk yëpp les 19 villages de la commune de Sindia waxtaan ak jigéen ñi xam seen doléance xam seen problème yëpp. fii mu nekk on va mener une politique d'accompagnement mooy jigéen ñi dinañu leen former ci domaine yi ñu bëgg indi ay spécialistes ñu jàppale leen former leen ci métiers yi ñu soxla ànd ak ñoom dimbali leen ñi am ay kayit des GIE groupement jàppale leen ci financement yu am solo. La logique mooy bu ñu demee ba toog dinañu jéem a taxal mutuelle boo xam ne ci mairie bi lay sukkandikoo uti ay financement à l'extérieur dugal ko ci biir mairie bi gérer ko de la manière la plus transparente. bu boobaa financement yi dina gën a moins cher de loin mutuelle yi fi am. donc source de financement bi ñu jiital DER ci lay bokk ak FONGIP. FONGIP liggéey nañu ak FONGIP 2016-2017 pour un financement de 120 millions yoo xam ne dañu ko indi woon pour jigéen ñi ak xale yi surtout les jeunes. mais Thierno Diagne ba ñu ñëwee indil ko document bi pour mu signer dafa bañ a lu signer moo tax tey bu taxawee ne day jàppale askan wi ci financement mënuma ko gëm parce que nit bu ñu la indilee au moins 120 millions mu wóor leen kii sa njaboot la bu ko jëlee dina ci liggéey lu am solo yow nga bañ uniquement par jalousie je pense que kooku du liggéey bugg pour askanam. di wax ne aussi dañu am ay projet de développement zone Dior wax nañu fa ay domaines agricoles communautaires jaar nañu fa barka démb xool zone Dior li mu laaj lépp même chose la ñu appliqué waat fii si zone Lébu tout ce qui est espace foncier dinañu toog ba xool ba xam ni ñu koy exploiter en relation avec les propriétaires terriens di ñu exproprier kenn dañuy jël l'espace tool yi la ñuy jël comme des participations dans le capital de la société. loolu mën nañu ko def taxawal ay projet de verger avec de l'agriculture moderne boo demee tey Morolan am na fa dinañu taxawal ay projets yoo xam ne projet yooyu boroom tool yi dañ ci gis seen bopp jeunes yi li ñuy am liggéey jàpp ci te résultat bi boroom tool yi li ñu ci am résultat investir ci am résultat et l'essentiel du produit de ces ranchs sera exporté pour créer de la valeur. loolu développement la boo xam ne ça peut être un développement durable donc loolu la ñu xalaat ne bu ñu ko fi tegee dinañu ko mën a jàppale askan wi en plus des autres projets sociaux. di continuer di remercier la population de Ngëriñ ci seen patience di remercier Grand Pierre Sène ak Edouard ci taxaw bi ñu taxaw xale bii. Yaas dafa am taxaw bu am solo ci biir APR depuis très longtemps ñu ngi liggéey man ak moom ak Abdou Ndaw depuis 2013 amul benn yoon boo xam ne activité politique am na fii te taxawul Ngëriñ Séeréer de la meilleure façon. donc kii tey mën naa wax ni ci avenir u APR yi la bokk moom ak Ibrahima Sène mi di remercier également le président Diawaye bi ñu bëggee taxawal coalition bi Diawaye fait partie des premiers à rejoindre la coalition avec un engagement ferme engagement boobu la Diawaye am du début ba tey jii musul dellu ginnaaw benn yoon musul yoxi benn yoon fu ñu mën a dem ci joor gi Diawaye est toujours le premier day yegg wàññi ko ñëw ànd ak yow dem moo lay wan ne taxawaay bi mu am tey bu ñu amee victoire wala une bonne position dans joor gi c'est grâce à Diawaye. Diawaye vraiment merci. di wax ne li ñu gis bërka démb ak tey ci Ngëriñ dal na xel bu ma yeboo ma ne commune bi tey taxawaay bii Ngëriñ am zone Lébu am ko ci campagne bi ak tey dal na suñu xel mën naa wax ne tey bu ñëpp melee nii ñun wóor nañu ne gagné nañu d'avance ñun élection yi dama gëm ne dañu koy gagné te zone Lébu fera partie des meilleures
électeurs dans cette élection. Je vous remercie. Merci.